Vendredi 14 février 2020 chers téléspectateurs d'ITV bienvenue comme chaque jour ni ñu di àndandoo bu 17h jotee ba 18h30 ci émission bi nga xam ne moom moo di sama Sénégal seen Sénégal sunu Sénégal ñu di séddoo di partager di weccoo waaye tamit di bégalante lépp loo xam ne jëm na ci bànneex utile ak agréable lañu boole ci plateau bi nga xam ne moom moo di sama Sénégal ñu dorati jëm 18h30 ak yéen te nag lii nag suñu conducteur bari na balaa ñu ci ñëw ñu nuyonte ak téléspectateurs yi. Bokar Diak salaamaaleykum. waaleykum salaam. naka vendredi bi. waaye alhamdulilah. ay cool. waaye nice lépp moo ji. waaw lépp tranquille lépp nickel. lépp fallaaw. dara moo jaani. dara moo jaani mooy la. lenn moo jaani ah dama la laaj dara moo jaani mooy ba xam dara yàquwul. loolu waxoo ko du loolu. dara ne lépp mujj rek. ma ne la waaw wala déet. mais dara moo jaani. dara moo jaani mooy dara baaxul. waaw mooy dama ne dara baaxul dèjà. téléspectateur yaa waaw Fall del wax olof bi nga dégg. waaw te bàyyi di làkk ci loolu. fexeel ba bul fi nuyoo ci Haalpulaar nag tey. bandiraɓe sehilaaɓe kala mbiyo mimi mimami ay waay fàtte naa def sama téléphone bi pas dérangé mbaɗa yettamano feewi mais dollar la xam na ni ñu ngi ci télé bi muy woote téléphone rek mbaɗa juuroma e ajuma o mbaɗa wiyoymon on jarama d'accord on calminama on teddinama kala to Haalpulaar woni tan mi salminima mi feewi mi teddinima très bien a jarama on jarama yo Allah ɓeydu jaam yo Allah bébi jam lo salmina yayam ajirat jeeboy to bene brak d'accord tey le 14 février fête des amoureux bis bi ñu jël jagleel ko képp kuy bëggante ci àdduna ndeysaan du bëggante yow ak sa jabar kase waaw du bëggante yow ak sa gel kase du bëggante yow ak sa xarit kase waaw mais bëggante en général c'est-à-dire bëggante lépp la ñu boole lépp waaw mais man nag bis bi ku ci nekk ak ni nga koy célébrer waaw ku ci nekk ak ni nga koy féetee man ni ma koy féetee mooy ki ma bëgg ci sama biir xol kooku lay souhaiter Happy Valentine. Happy Valentine. waaw waaw noonu rek comme ni ko. voilà kooku laa koy souhaité su ma neexee nag. loolu tudd ku ma neex waaye kenn laa am muy sama yaay kese laa koy souhaité donc maman ñu ngi lay souhaité bonne fête de Saint-Valentin. yaay booy maman Aminta yaayu Padros donc nag ñi ngi koy souhaité ñëpp képp koo xamante ni way bëggante la jàppal ni ñu ngi lay souhaité bonne fête de Saint-Valentin. ñu dem régie seetaan benn clip juste après bu ñu dellu si waatee mën a dikk directement ci suñu conducteur ak li ci am lépp tey bari na dinañ ko séddoo ak téléspectateurs yi clip bi nag may naa la ko yaay booy yow laa ko may spécialement ak képp koo xam rek bëgg nga sa yaay dugal ko ci biir xol képp koo xam rek yaa ngi tiitaroo sa yaay foo mënti nekk ci àddina képp koo xamante ni yaa ngi weccoo ak sa yaay moo xam mu nekk fii moo xam mu bañ fee nekk jàppal ni morceau bi may nañu la ko ci fêtu Saint-Valentin bi tey 14 février 2020 Mabo yaay booy 17h09 moom mooy doogee jot ci plateau sama Sénégal morceau boobu nag may nañu ko képp kuy yaay jàppal ni Padros mi ngi lay bëggal ci morceau boobu nga xamee moom moo di yaay booy couple Mabo way ko No Face ak Mia tey nag moom mooy bésu Saint-Valentin moo tax ñu ngi ciy bëggal képp koo xamee rek mi ngi bëgganteeg sa waay wala mi ngi bëgganteeg sa yaay mi ngi bëgganteeg ku mu mënti doon ci àddina yaa xam nu la neexee nag nga célébrer ko bés bi tey mais man bés bi maa ngi ko célébrer ak suma yaay booy. ndax ku ne xam ne ni Padros yaayam rek la bëgg waaw moo tax waaw man tamit sama man maa ngi koy may sama yaay tamit de damay toppandoo barki yonent bi toppandoo dama toppandoo xam nga loolu moo tax yàlla boole nañu mën a yow da ngaa bëgg sama yaay moo tax man nag bis bi tey sama yaay laa koy feetal dama toppandoo musuma la toppandoo dama toppandoo te ngaa rek te bëgg jàmm moo gën dama copier est-ce que noonu yaa ma copier yow Fall yaa ma copier yow démb waxoo ma fii sa gel bi nga koy yee musuma la ko wax am sa gel bi nu mu tudd am sa gel bi nu mu tudd yow non garaawul amul problème garaawul mais sa gel bi nu mu tudd sa gel bi nu mu tudd yow sama gel bi am na tur man sama gel am na tur waaw yow sa gel bi nu mu tudd sa gel bi nu mu tudd yow dama la poser question bul ma reposer la question waaw noonu la am na question xam da nga koy dellu nit bu la tontu nga door ko tontu yow sama gel bi Fatou la tudd man sama gel aji la tudd aji boo ko est-ce que li nga wax ni wóolu nga ci sa bopp li nga wax gëm nga sa bopp yow waaw d'accord amul benn problème alors tey la jour de Saint-Valentin donc ñi ngi ci bégal ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi àndandoo ak ñun waaye tamit di ci profité di souhaiter képp koo xamee tey la bésu anniversaire un bon anniversaire joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour ñi ngi leen di souhaiter bon anniversaire Doumane ñëw na ci suñu plateau di suñu professeur bi nga xamee moom moo ñu indil rubrique musique Doumane salaamaaleykum waaw di nuyoo rek comme ni ñu koy defee chaque vendredi. très bien tey moom ñu ñëwaat indil leen lu bees rek. comme ba passé autotune la woon te dañ leen di présenter benn instrument bu ñuy wax kora. d'accord tey kora nga nu indil. voilà di instrument traditionnel. instrument boo xamee fii la soqi ko ci Afrique fii la ñu ko créé fii ci Afrique. kora exactement
bu ñu ko dee wax ci musique mooy kan. waaw histoire bi sax la ñu njëkk wax parce que kora déjà fii ci Afrique mais particulièrement Afrique de l'Ouest fi ñu gën a jege sax mooy Mali. parce que kora instrument mandeng la. waaw léegi dañuy dem ci déjà légende bi mooy historique bi quoi. parce que dañuy wax ne kora légende li muy wax mooy que dafa am benn femme boo xam ne dañ ne woon jinne la moo ko daan jouer ci benn grotte. léegi nag xam nga comme boobu dafa amoon roi Mali jamono boobu xam nga ay roi moo amoon daal. léegi chef de guerre bi mu déggee son bi nag moom vraiment affaire bi nekk ci noppam affaire bi touché ko quoi. léegi ñooy dañuy dem nangu instrument bi nag daal. waaw ci lañ defee nag ak ñenn ñu ànd dem nangu ko bi ñu ko jëlee léegi nag ñu jox ko xam nga comme griot yi ñoo yor tradition orale xam nga Afrique dafa am tradition orale. mooy lépp dañ ko daan wax quoi. conte yeeg même guerre lépp dañ koy nettali te loolu xam nga ñenn ñoo koy def mooy griot yi. léegi bi mu ko jëlee nag mu jox ko benn griot bu ñuy wax Djéli Mali. Djéli Mali. d'accord Djéli Mali nag léegi Djéli Mali boobu nag moo commencé woon di def loolu après mu transmettre ko jox ko doomam bu tudd en fait Kamba ci la nag léegi tradition bi continuer léegi bu tax griot yi la plupart ñoom ñoo ëpp lu ñuy jouer instrument boobu quoi bien que léegi nag ñëpp a ngi koy jouer mais ci ñoom la jógee dëggantaan daal. d'accord voilà ci ñoom la jógee dëggantaan. am na benn vidéo bëgg naa ñu seetaan ko juste après bu ñu dellu siwaatee nga gën ñu détailler instrument bi di kora. waaw Ramatulaay waaw ñu seetaan vidéo bi. juste après bu ñu dellu siwaatee ñu gën a yaatal ci li nga xamee moom moo di instrument bi ñu jël tey wër ko waxtaanee ci plateau Sama Sénégal ak suñu professeur Doumane. vidéo boobu la ñuy sukkandiku pour mën a waxtaane li nga xam ne moom moo di kora. waaw boo xoolee kora bi fii ak mook benn kuy def harpe benn tubaab. moo tax dañ koy woowee sax des fois harpe africain daal. parce que xam nga da ngay gis des fois instruments yu bëri Afrique dañ koy am mais tubaab dañ ci am boo xam ne dafay moderne. d'accord ñu seetaanal vidéo yi en même temps. nga commentaire ñu ñaari loolu moo lay wutale. soo xoolee gis na même sonorité la. mais peut-être li ñu koy defaree moo dul benn parce que xam nga kora boo xoolee. calebasse bi. calebasse moom mooy caisse de résonance bi ci la son bi di génnee mais d'habitude ñu ngi koy ëwee nu ñu koy wax kii deru nag. lañ koy gën a ëwee daal. des fois day am 19 la plupart 19 ba 28 cordes daf koy am. da koy am waaw parce que dafa am. te corde bu ci ne am na son parce que dafa am na yu grave am na yu aigu. te kora dañ koy accordé comme ni ñuy accordé guitare. suñ ko accordé wul tey par exemple moom mënul jouer ci orchestre. mais bii nii dafa mel ni kora la mais moderne. waaw bii comme harpe la moom tubaab mais boo xoolee même façon lañ koy jouer même technique bi de jeu bi la daal. mais ni muy bindoo moo dul benn daal mais boo xoolee même sonorité bi la ñuy am daal moo tax ñu koy des fois harpe africain moo tax gis ñoom ñaar bu ñuy jouer da ngay sentir son bi ni notes yi di amee similitude daal. ka moo ko créé. waaw bon lii c'est plutôt instrument tubaab la en fait occidentaux yi ñoo ko defar daal. mais bon comme ni ñu wax instrument africain yu bëri da ngay gis après dañ koy defaraat fële. donc mais bii ci bii la waaw da ngay xool parce que même sonorité chorale la am daal. d'accord waaw bëgg a xam. ñoom li ñu créé. waaw kora moo leen ko inspiré. bon d'après ce que mais xam nga am na yoo xam ne information yi dañ koy wax rek mais xam nga aussi mënoo prouver dëggantaan que fa la jógee parce que nan la xalam ci guitare la jógee balafon ci piano la jógee dañuy am rek kii bi xam ne même similitude di daal ñoom toute façon ñoom bu ñu ko moderniser dañ ciy yokk benn touche par exemple bu ñu jëloon balafon tey am na jazz yoo xam ne ñoom tubaab bi ñoo ko yokk comme ci piano dafa am ay jazz te bu dee balafon même note yooyu rek ngay gis daal ñoom dañuy gis da ngay jël benn instrument pe améliorer ko daal. d'accord léegi tur yi ñooy wute mais boo xoolee même sonorité la ñuy am foofu daal. d'accord voilà kora ban importance lay am ci musique. importance bi mu njëkk am comme ni ma la wax xam nga Afrique mooy ñun suñu histoire am lu ñuy wax ñun en fait dañuy def conte. mooy par exemple griot dañuy ñëw toog par exemple doon wax benn conte wala wax par exemple yow sa jàmbaarte et tout ça léegi nag li taxoon mu jël kora bi joxoon ko mooy Djéli Mali boobu. pour buy mun di muy jouer di waxaale xam nga dafa neex ngay def poème par exemple di jouer benn instrument boo xam loolu moom foofu la juddoo daal
ci moo tax moom importance moo tax famille griot yi traditionnellement ñoom ñoo ko doon yor parce que dañu defam lu ci xaw a mystique lu ci nekk boo xam ñoom famille ñoom ñoo doon xam fi ñu koy jouer parce que ñu ne comme dañ ci indi affaire ne benn jinne moo ko moomoon donc loolu moo taxoon moo am aspect mystique boobu boo xoolee daal léegi voilà tu peux nous expliquer exactement sonorité yi nekk ci biir kora. waaw suñu ne sonorité xam nga sonorité moom am na benn son bu particulier déjà mais xam nga instrument musique style musique boo bëgg jouer rek mën nga ko jouer ci instrument parce que da ngay gis par exemple am ñoo xam ne ci jazz dañ ciy jouer da ngay gis trio jazz kora dañuy dem ba jouer jazz ci kora donc c'est pas le style en fait instrument mooy déterminé mais style de musique bi nga ci bëgg jouer quoi mais nañ xam ne rek instrument traditionnel la bokk ci mooy famille instrument à cordes comme dama ne la instrument booy dafa am ci famille bu mu bokk moom mu ngi bokk ci instrument à cordes parce que ay cordes nylon la soo xoolee moom foofu la bokk daal. d'accord kora ak guitare la mooy seen différence. bon duñu ne seen seule différence déjà nombre de cordes yi duñu benn la plupart guitare parce que boo xoolee ay la plupart 6 cordes le maximum. waaw bii dem 19 ba am 28. te son itam xaw nañu wuti tuuti tamit quoi nga son kora am na lu ci particulier loo xam ne c'est un peu propre parce que résonance su calebasse du benn xam nga calebasse ak caisse de résonance kii du ñu benn donc li ñuy sonné du doon benn quoi. waaw loolu moo leen wutale ñoom. li ma bëgg a laaj mooy. comme jinne moo créé kora. mais ba nga koy créé est-ce que maanaam comme nii la meloon comme ni ko gars yi di liggéey nii comme noonu la meloon leget beeg. waaw xam nga waaw dafa am nag yu traditionnel comme ni lay wax parce que kora dafa évoluer léegi boo xoolee même kora léegi dañuy jël gis nga mécanique gu guitare. mooy li ñu accordé guitare moom moo nekk ci kora moderne yi daal mais xam nga comme loolu légende la su ñu nee légende donc légende yi day bëri kii mun na fii la jóge bien que légende bi dañ naan ci jinne la jóge mais légende yi dafa bëri donc yow mënu am typiquement kora boobu mënoo ko am da ngay am rek ni ñu ko doon defaree bu njëkk ba nga xam ne yu njëkk yi amul woon peut-être corde nylon yi bu njëkk woon di woon corde nylon déjà amul woon tamit le mécanique boobu même ci guitare amul woon ci kora léegi def ci am parce que kora boo ko accordé wul tey orchestre bu ñu nekkee par exemple en do soo accordé wul say kii yow doo mun jouer ak ñoom quoi. d'accord donc kora sax dañ koy accordé. d'accord tey lan ngay jeexale ak kora. waaw dikki rek ne instrument bi wax nag tam kora ni mu tasee ci àdduna tamit quoi. parce que avant xam nga comme fii la jógee Malien ñoo ko doon jouer mais tam ku mel ni par exemple le Sénégal bi surtout kii mooy Lamine Conté. moom nekk na koo xam ne moom moo ko njëkk a yóbbu Europe. tubaab bi découvrir ko mais boo xoolee tubaab bi bëri ñu ngi ñëw Afrique di jàng kora parce que daf leen yéem daal sonorité yi bi cordes yi ni mu bëri nan la nit maîtriser cordes yooyu di ko jouer léegi kora doon na ba tas ci àdduna façon musique boo mën ci dégg kora mun na ci dugg mooy musique yi afro cubaine que ce soit jazz que ce soit lépp dañ ci dugal kora gis nga Sidiki Diabaté par exemple boo xoolee bi mu génnee kora dafa gën a imposer kora am na tamit une femme bu ñuy wax Sona Jobaart moom tamit def na ci lu bëri ci wàllu kora daal. waaw di wax daal waaw. est-ce que musicien tubaab. mën na accorder kora. waaw mais lépp jàng la rek ñun niñ def ba mun accorder guitare. xam nga lépp jàng la. parce que nit ki boo demee ba ci xam-xam benn griot bu lay tàggat ci dara di la jàngal di la mun wax ni ñuy accorder ba nga xam ne note parce que moom déjà am na note bi déjà ci piano moom. parce que taamu na déemu note boobu dañ koy accorder rek. donc luñ la jàng rek nga mën ko nit moom lu mu gëstu mën ko daal. d'accord mais kontaan nañu. waaw d'accord comme naa ñu beneen vendredi rek. jeex na incha allah waaw d'accord. merci Doumane. waaw incha allah Doumane je rappelle moom mooy suñu professeur bi nga xamante ni moom moo ñuy présenté lépp luy instrument ci àddina nekk ci musique ñu dem régie c'est benn vidéo juste après on revient sur le plateau yeggale ak Sama Sénégal. Sama xol boo meloon ni man xam naa kon dina
minutes moom mooy doogee jot ñi ngi doon seetaan clip bu Daba Sey di ko ci nuyu bu baax a baax ak ki nga xam ne moom moo di Mor Mané sama nduróowaale waaw Mor Mané sama mag jooju alors match dafa am match bu rëy. waaw match de football. match bu rëy. Sénégal ak kan la. Sénégal ak kan la. Sénégal ak ITV. ITV bokkul Sénégal de. Sénégal ak ITV ñooy football. match bu dina rëy de. waaw. match bu rëy. match bu rëy ngoog. Sénégal ITV ñooy football. waaw voilà match bu rëy la macha allah. bon samedi suba ñun ñëpp ñëw seetaan ko. samedi ñun ak waa ASC Sonatel. ASC Sonatel. waaw ASC Sonatel. ASC Sonatel demain 11h Dakar Sacré-Cœur. ok ñëw leen ngeen 11h du seetaan matin. 11h du matin. waaw man kay sama yeewu suba rek la ñu ci dem dina bari de. ah ñu ci dul dem dina bari de. ah man de dinaa dem man. kan mooy dem yow. waaw. voilà alors ce vendredi face to face Papa Sow ak Siteu dañu koy amal fi nga xam ne moom moo di ci ITV donc foofu lay amee ca stade Marius Ndiaye PAF production moom moo leen di jox combat bu mag boobu nga xamante ni moom moo dox ci diggante Papa Sow ak Siteu donc nag vendredi la ñu def seen face to face mën ngeen ko seetaan ci ITV foofu la ca Marius Ndiaye lay amee vendredi 21 février 2020 combat bi nga xam ne moom moo dox ci diggante Papa Sow ak Siteu suñu rubrique bi nga xam ne moom moo di rubrique commerciale dañuy dem seetaan ji ko léegi àndandoo ci ak Astou Mbaye suñu charmante demoiselle boobu nga xam ne moom moo ñuy présenté rubrique gu commerciale foo ngeen nekk ci àddina yéen commerçant yi am ngeen léegi benn pàcc ci émission bi nga xam ne moom moo di sama Sénégal donc ñu dem seetaan rubrique commerciale ak Astou Mbaye demaloon nañu ci marché yi jëlaloon ñu suñu commerçant yi nga xam ne ñu ngi fii ci Sénégal bëgg a promouvoir seen i ay produits bëgg a promouvoir seen i ay marchandises donc nag képp koo xamante ne rek bëgg na ci participer mën na contacter ak ñun après ci numéro bi nga xam ne Astou bu ñëwee dinañu ko jox ci plateau sama Sénégal su fekkee baax na mën nañu dem seetaan élément bi très rapidement juste après Astou ñëw ci plateau bi expliquer nu wax nu exactement fa mu demoon. Astou fay naa la bu baax ñu ngi sant bu baax alhamdulilah maa ngi sant bu baax. mami dama bëgg nga wax ma fan ngay dajjee say paquet. man nag yaakaar naa àddina bi de dëkk yi ma ci dul dem bariwul fu ne laay dajjee samay paquet pour bëggal samay clientes vraiment parce que nit ñi léegi dañu bëgg lu raar bëgg lu tendance lu chic lu nekk à la mode te loolu pour nga am ko proposer leen ko il faut nga def nag tour du monde quand même waaye. dafa mel ni yow kon say cliente dañ la ñor de telle sorte que fu baax ni nga fekk ju ko fa wutal leen. waaw ëpp na niñ ma ñoree ñoom ñoo ma tax a gën di ñoo tax ma nekk nii ma nekk tey parce que bu dul woon ak ñoom xëy na dina demee neneen parce que yombul nga voyager def sa goût bopp parce que affaire de jënd ak jaay goût la rek ak choix man li may jënd sama goût laay jënd ak sama choix su ma ñëwee proposer leen ko mu neex leen kon ñoom ñoo ma tax di sonn maa ngi leen di sant di leen gërëm aw ma seen fay. waaye yow amuñu sa fay ndax cliente nee nañ tendance ak mode ak beauté Mamy Dioum bàyyiwoo dara fu yëngu daal fi mu ne da nga yëngu takku ba dëgg damay gis xeetu baax bu ne fi mu ne maa ngi ko fi gis. waa Astou nag moom loolu moom duma ko bàyyee kenn parce que damay yëngu ci mode lu bari amul luy xew nag ci àddina te duma ko xam amul ci lu jëm ci wàllu mode parce que ci loolu laay yëngu mooy sama liggéey te mooy sama yitte man leneen ñoruma sama liggéey bi rek a ma ñor te bëgg naa saa yu ma génnee nag gën te yaakaar naa maa ngi gën. waxuma la génn yow boo toogee sax gën mais dama bëgg nga wax ma fi mu ne yan nga wàcc yan mooy mode tendance yi nga xamante ne nii moo wàcc tissu yi. waaw pour le moment nag ak temps bi ni mu mel wàcc nañ nag brocart yu doy waar. fi mu nekk nii tendance na moom laa sol nii moom laa leen proposé fii am naa ci ay double face am naa ci yu rafet par exemple gis nga bii mën nga ñaw biir mën nga ñaw biti. da ngay ñaw 2 tons moom laa def nii sama benn bi ma sol nii dama dëpp benn bi dippër ñi benn bi. waa affaire bi foog nga am say façon bopp moo la ciy génnee. waaw dañuy def nag tissu cérémonie ñun loolu sax nag mooy suñu spécialité tissu cérémonie moom ku ne Mamy Dioum xam ne loolu moo ko lancé ku fi xew Dakar Sénégal laay wax Afrique diaspora bi bëgg lu baax il faut nga contacter ma. non duma leen bàyyee dara man duma bàyyi mu sedd déedéet dara duma leen ko may. rouge bordeaux la ñu teg cristal yu strass yu argenté dugal doore ci biir. waaw boo ko solee nag dàll bu la neex ngay sol. moom mooy tax nga gën parce que couleur yi tendance dañ leen indil ay rouge bordeaux vert émeraude noir bleu bic saumon couleur yu tendance yi xale yi nag dañoo dégg mën a solu. bii mooy tulle strass bi. waaw bii moom mujjee génn strass lañ ko liggéeyee lépp te loxo lañ ko liggéeyee di ko coller benn par benn bii liggéey bi machine jaaru ci moo tax. oui c'est fait à la main.
dafa mel ni lii mooy tul strass bi de ko. waaw léegi dañuy ñëw ak yéen ci brodé bi brodé Autriche bi waaw bi moom la yaay bi di sol di uuf nennem pour ñu tudd ko waaw moom la mooy pirxe bi moom la ñuy xëyee waaw couleur yu rafet yu tendance waaw vraiment xale yi dañ ko jël orange la ñu dugal ci mauve xam nga man sama dara du sedd damaa ñeme couleur moo tax ci loolu lay dox mi ngi noonu waaw bu ñu jógee ci boobu dañuy ñëw ak yéen ci brodé vert Sénégal bi mooy Autriche yi ku ne xam na ko waaw double largeur bi waaw dafa rafet ba pare dañ ci am motif yu rafet nag vraiment te rare ak couleur vert Sénégal bi xam nga raar na ci brodé xanaa di leen sant nag di leen gërëm parce que benn lam du yëngu te ñoo ma dooleel ba ma egsi fii maa ngi sant sama yaay moo ma nàmpal tette ma ci liggéey bi wan ma yoon comme li may wax toujours nee naa leen mbir mi dama ko nàmp donc lu nekk ci man la lu may doxaale la sama yaay mbaw ngaa la ude damel yàlla na ko yàlla wéral may ko gudd fan may ko wér ak mboolem jullit bu ma jógee ci loolu maa ngi gërëm sama xale yi nga xam ne ñoo ma jàppale parce que nag mënoo dëkk ci avion yi di dem ak a ñëw ñi ngay bàyyi sa ginnaaw bu ñu géré wul rek du baax te macha allah ñëpp xam nañ sama xale yi liñ may jariñ man xam naa ko te samay cliente xam nañ ko maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant cliente yi di leen gërëm vraiment aw ma seen fay maa ngi kontaan ci ITV yàlla na télé bi jëm kanam ndax nag nee naa Boubacar Diallo moom lu mu laal moo gën lu mu laalul sama waa ji Diallo jëri jàmm rek lay am. 31 minutes moom mooy doog a jot ñi ngi yeggale ci suñu plateau bi nga xamee moom moo di sama Sénégal Astou Mbaye ñëw na moom moo ñu demaloon foofu la nga xamee moom moo di ci marché yi ci rubrique boobu nga xamee moom moo di commercial yee xale bi rafet na. Beyoncé laa gis Beyoncé. la ilaha illallah ay waay li mbaa jàmm la. xam naa ne daal Beyoncé daal moo ne sama kanam nii. yow xanaa fi ñëw nga tuddee ko Beyoncé. non kii moom Beyoncé la moom. Astar Beyoncé nga ko tuddee. non Astar daa roy Beyoncé mais kii Beyoncé la. Astar dafa toppandoo mais kii toppandoo. kii moom la waa Beyoncé. c'est solo bu màgg na tubarkalla rafet na. am naa na jóg ci biir wala caméraman bi nekk fii dama bëgg nga zoomal ma kanamu xale bi rek yow zoomal ma kanamu xale bi ñu tas yaakaar tuuti. voilà jël leen ko ba ci kanam gi. voilà déedéet li doyut. ñëwal ba ci kii waaw ok dolli ñëwal. bul dem dollil voilà kay. tegu foofu reetaanal nag foto ko doo reetaan. cuum ctt waa jigéen day neexi ree waay ah. jigéen day neexi ree waaw ndax jaal day bette wallaay der ree daal day bette. cuum waxal ci yow. tu vas bien. sant alhamdulilah. naka affaire yi. maa ngi nii rek. mais tey sañ nga de. seen xol dafa toj ci man. seen xol moo toj ci man li laa ci gis yow nii. yee boobu kanam ci écran bi. allahu akbar. moo tax nii laa leen di. yow popo macha allah tey ci Saint-Valentin bi daal nii nga def. pourtant dama ko oyofal nii de dama ko zirik ba mu oyof ma tëmbal ci ñeenti doomu galaas. ñeenti doomu galaas. da nekkatul ziriri la ziriri ziriri d'accord alors Astou ñu bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateurs yi nga wax nu exactement fi nga demoon. waa keñ mbokku téléspectateurs yi nuyu naa leen ku ci nekk nuyu bu ñuy nuyoo pour di leen laaj noo leen yendoo tey bàyyi yéen a ngi am jàmm bu baax a baax. am nañ jàmm parce que tey la bisu bëggante yi. waaw dafa mel ni tamit de fu ngeen koy dundee ak nu ngeen ci toll. ana sama yàlla chocolat ko yi dundal. ah bon. dem ci guddi. bouquet de fleurs yeeg yu baax yooyu. maa la wax xale yi dañuy yëngu takku ba dëgër. sama yaay laa jël sama benn bouquet de fleurs waaxu ba ci tànkam. ni ko I love you je t'aime. yaa am dëgg nag. moo tax nag maa ngi ci profité aussi souhaité waale ko moment yëpp di leen wax tamit happy Valentine Day ah. très bien. bëgg nañ leen love nañ leen te xam naa ne love every day chaque jour la war a nekk. tamit love nañ la de. ah yow nii. sama xol moo toj ñi ci yéen da tax na tey ay waay Padros Mbaye arrêté loolu nañ ko de tubaarkalla ñàkkoo loolu daa wóor waaw message yi ñëw sama téléphone yi yéen arrêté leen. Padros message yi ñëw sama téléphone yi arrêté leen. ñàkkoo loolu wóorul oh. xale c'est que bi jaar mën nga xale sérieux bi ma cekkete liggéey na. li may liggéey fii. xale bi mbere mesen na góor ñi bëgg nañ jigéen de. ah foo ne loolu daa bokk ci am jom nag góor bu jigéen daa bokk ci am jom waaw yow kuy sa Valentin yow man mi Padros. ah Padros xanaa. sama Valentin Day tubaab fakkaala Mbay la sant. moom kon jeex na. ñu naan ko El Hadj Ndiaga Mbay te yàlla def na dafa guddee àll. mu ne dafa guddee àll. andi loxo bi. déggoo ko de Padros waaw Padros Mbay rek le déggoo ko de alaaj ñaga mbay la wax lii la yàlla dogal mel mi ndeysaan waaw mais dollar dafa am may jabar ba jooy te pare. noppeegu ma rek nag sama baay boobu di ko ñaanal yàlla moom ak mbooleemu jullit bu mu fa fekk baa bu ko fa fekk suñu borom xaare leen àjjana firdawsi sunu papa ji. Macha voilà Allah. démbale woon anniversaire de décembre. donc rendre nañ ko hommage ci plateau sama Sénégal Alaaji Ndiaga Mbaye duñu ko mës a fàtti ci àddina. Déedéet. Mbaye dollar te nga bàyyi sa message yi nga may yónnee ak sa appel yi. ba tax na sax nag dogo damay daal di jaar foofu wàcc si HLM parce que tey sama waa ji laa seet si woon ñu naan ko Mami Dioum borom J'adore boutique moom mu ngi foofu ci HLM 5 Mami Dioum J'adore boutique kenn dootu ko présenté parce que ku gis li fi jot a jàll rek tey ci ay xeetu baax baaxu Mami Dioum macha allah mi ngi ci brocart Mami Dioum day wàcc ci
tissu bépp bu jigéen di mën a soxla Mamy Dioum day dem fu mu munti am ci Sénégal Mamy Dioum da ko fay jëli ji indi ko fi teg ko ci kaw table bi loolu yàgg na ci Mamy Dioum. waaw Mamy Dioum ku ne xam nag moom ay façon am daal macha allah xool yooyu xeetu tissu. waaw ah lii tamit lii doon na ko commentaire lii tissu boobu lu mu tudd. yooyu brocart la Mamy brocart la wàcce tey brocart yu féroce xoolal ma gis nga kii brodé Autriche yi. xoolal ma lii moom ban xeetu lii tissu. brocart dégradé 2 tons la Mamy Dioum génnee daf koo sol nii sax nee na tamit maîtriser nga tissu yi. déedéet kaay maak yow ay wax dañu xaw a yàgg nag maak xeetu baax yi wan ñu tissu yi ñu ñu commentaire delloo leen ci tissu yi waaw lii lan la lii tissu perlage la ay mbubb la ñu daal di koy cristalliser nee na noonu ba mu fees d'accord accam ku bëgg sa xew riche daal Mamy Dioum ngay seeti Mamy Dioum ay ci xew Mamy Dioum daal ngay wàcc seeti ko mu bëggal la ba nga bëgg sa xol daal di toj Tidiane Dabo dof na waaye Mamy Dioum mii ko Mamy dafa feebar xoolal boobu strass bu génn bu fees cristallisé ko ba mu wàcc d'accord sama waa ji moo def li brodé la ay brodé couleur yu féroce aussi couleur yu génn la Mamy Dioum di génne dessin bi rafet na. da ngay ciy gis yu baax boo fa demee da ngay am ndam nii ci Mamy Dioum boobu tamit moo baax ci jour de Naar Diop Colombo ak mën a filmer sama waay yaa ngi tudd ku mën a stressé Colombo la kookoy Colombo ma la Colombo waaye merci rek yàgg na ci guerre gi génnal ma ci waxi Naar Diop maa la wax lii xoolal ma tissu yi xoolal Mamy Dioum mais xanaa xooloo borom tissu sax moom. gisoo la mu brocart def ko couleur bu mauve daf ko dégradé noonu de nee na daf koy dëpp di depuis tissu bi foo ko woo muuy la kookoy Mamy Dioum voilà alors pour ñi nga xam ne ñoom ñooy commerçant yi ni ngay dundee ak ñoom ci rubrique bii di commerçant yi nag fi mu ne ñu ngi buuxante ñoo yëy dogo parce que fi mu nekk xam naa ne numéro bu baax bi télé bu baax bi xale di seetaan bii la fii la numéro bi ci sama Sénégal dama koy joxe après numéro bi nga xam ne moom mooy numéro commercial bi nga xam ne boo bëggee woote ma daagu si ndànk ànd ak sama équipe ñëw ba ci sa place filmer la lépp lu fa baax ba sa xol toj xale yi yëpp di la gis sa boutique ñu di ko rang da ngay woote ci numéro yi ma war a joxe ma daal di ñëw foofu ñu defal ko suñu numéro bi da ngay daal di woote ci 77 423 37 06 77 423 37 06 sinon mën nga oote aussi ci 33 824 87 11 33 824 87 11 mën nga oote aussi ci 77 585 01 13 d'accord 77 585 01 13 d'accord numéro yi ma leen jox ku ci woote wala 33 824 87 11 waaw 33 824 87 11 sinon 77 423 encore une fois 37 06 très bien bind leen ko bi nga fay ngeen noté ko numéro yi mooy numéro yu wóor man dama takku ba dëgër pare te gëm naa ne ku ànd ak man ndam rek ngay am ku ma wàcc sa place wane la say produit ci sa plateau sama Sénégal sa xol dina toj daal sañ naa seet ji kenn te du ko wuyu man de ku ma woo ba ma daanu si nga xam ne gaynde ñëw na si xanaa ko ami rab sax boo ko seetee ja muuy la mooy dëgg nag da ngeen di gaaw woote nii parce que xale yaa ngi buuxante de rendez-vous bi seere na jeex na séddale ci paar yu njëkk yi mais kontaan nañu seen xol sedd na te daal li ngeen nu indiloon lii laa leen indiloon Mamy Dioum j'adore jeex na waxal ki la sañseel cey waay ñooñu nag sama waa kër la ñu ngi naan House of Aramichou nekk ca rond-point Yoff waaw sama waajooju saa yu ma waajalee ba ma génnee gën numéro téléphone am Souleymane gaawalal sa caméra bi demal na caméra bi dem bu mu taxaw numéro téléphone House of Aramichou mi ngi ci rond-point Yoff bi da ngay daal di woti ci voilà delluwaat ci suuf nga jëlaat ci kaw décortiqué waaw décortiqué Souleymane delluwaat ci suuf nga jëlaat ci kaw évasé bi ñu xool évasé bi respecté leen li ngeen di def dañ xool évasé bi da ngeen di woote ci 33 824 79 02 d'accord 33 824 79 02 d'accord ou bien nga oote ci 77 903 49 80 77 903 49 80 très bien cheveux bu baax yi nag may def tout le temps di fëlaale ngelaw li di ma ëff ngeen foog ne ëff cheveux bi af d'accord Moussa Cissé moo koy jaay Moussa Xeer nekk ci HLM numéro téléphone am nekk 77 326 06 71 très bien 326 06 71 yaay commercial moo tax yow joxe téeméeri numéro yow numéro boo joxe numéro bu ma joxe mooy numéro bu baax bi woo leen ma nag ma daagu si dogo faali kontaan na sa xol fees sedd na Njaay Baraada fils kontaan naa de léegi ana kii fan nga jëm ni léegi daa am loo bëggoon wax tojaange bu garaaw laa bëggoon bu fi wax benn tojaange fi mu ne li nga wax yëpp dafa mujjee bari nii baal ma tëj tàggatoog askan wi parce que tant que maa ngi fi ñu toog di xaar nii duñ mën a woote tàggatool waa kay tàggatool te dem tey baa lay yóbbu sax yi fa ma yóbbu yow tàggatool rek ba pare dafa ko jëme nga tàggatoo ba pare donc kaay nii sama ginnaaw sa ginnaaw waaw mu ngi sa ginnaaw mi ngi sama ginnaaw xeeli waaleel ma kaas
mbokk yi xarit yi ñu doon seetaan ci seen émission sama Sénégal di leen dox dig daje bu yàggul dafa lundi incha allah dinaa fi daani sowaat ak paquet yu bees tàq yu ma leen di dajji toog leen xaar ma rek yéen. d'accord léegi ñu dem mbokk yow yëgale émission bi maa ngi ñëw j'arrive mbokk foo jëm yëgale émission bi. waaw boo demee ma dem xam nga ne topp sa ginnaaw rek. ba nga topp ma yëgale émission bi. topp sa ginnaaw rek déggal loolu boobu xet. jigéen warul jooy non non yaa mooy boy hayati warul jooy you warul jooy habibi say I remember when we used to sing in a government yard trish down over 7 the hypocrite being with the good people with me good friend we had good friend we had along the way in the bright future you can't forget you are so dry your tears na 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 yes you warul jooy you warul jooy habibi warul jooy you warul jooy yes you warul jooy you warul jooy habibi you warul jooy you warul jooy sama jigéen bu ndax man kat bëgg naa la no waruloo jooy no tu es mon avenir t'es celle qui m'aide à tenir t'es la seule à me dire I love you yes waruloo jooy I love you habibi waruloo jooy No, woman will cry. Woman will cry. Yeah. Du masaya dangay. Take na dule foe. 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 Hayati. Merci Astou Mbaye ci rubrique commerciale boobu nga xamee mi ngi ko ñu ngi ko doon amal léegi tout à l'heure ci plateau sama Sénégal di wax commerçant yi ak ñi nga xamee ñoom ñoo yor ay produits bëgg ñu fësal ko ci télé bi donc nag mën ngeen contacter ci numéro yooyu nga xamante ni mi ngi doon affiché tout à l'heure ci écran bi joyeux anniversaire Mr Laye le chef ñu ngi koy souhaiter bon anniversaire dundal ba mu yàgg lool bëgg lool Wally Balago Seck Laye le chef mbokkum dem Wally Balago Seck ñu ngi koy ñaanal mu dund lu bari demain la sa anniversaire mais maa ko anticipé tey donc Mr Laye bon anniversaire dundal borom info sûr et rapide bon anniversaire Amina yegg si na ci suñu plateau xale bee sañse na waaye kii sañse na. tubaarkalla waaw lii nu mu demee nii tey. ñoo koy seen yaram daa tàng xanaa. kii ñëw meelu seere kii ñëw meelu loxo kii. waaw kii yaram tàng na de
Ampul wala ampul. te li ma ci gën a neex. bu gaa yi toppee rythme Saint-Valentin bi. ñoom ñu génn feneen. ñoom dañuy ñëw def loolu la ñuy wax Très bien. jaune bi dafay ñëw tas yaakaaru rouge noir bi. boobu xeetu communication bu ñàkk naturel. bii xeetu communication bu ñàkk naturel. dama génn fii ci Getzner daal di tas yaakaaru Saint-Valentin. d'accord yaa tas yaakaaru Saint-Valentin. waaw tas yaakaaram sañse ni nga waaw. aji daal di fiy jaar comme d'habitude rek. ku la ko sañse. yàq na ma aji Diallo. si Cap ku la Foire. maquillé. Oumou Kalsoum sama maquilleuse bu ñaawul bi. ku defar sa te bopp. daf maa maquillé ne ma doo takk lunette yi. say lunette. waaw te fi mu ne nii gisoo. maa ngi gis kay. loolu ñaata baaraam laa la woon. Fatos bàyyi ma ñaata baaraam laa la woon. ñetti baaraam. gisul. takkal say verre yow. takkal say verre da nga war baba a. ñetti baaraam. da ngaa Oumou war a Kalsoum liir tey daf maa maquillé lu topp. da ngaa war a dama liir jàkkaarloo ko waa da Sénégal. ngaa war a liir te takkoo say verre takkal ma verre yi. Padros bàyyi ma may wane sama maquillage ba pare. waaye dinaa ko takk ci kanam. ok d'accord téléspectateur yaa ngi noonu. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa adduna bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. D'accord. di leen ziar di leen baal ak di leen baalu. di leen wax joyeuse fête de Saint-Valentin. sama Valentin yi nekk ci plateau bi. ñi ci ginnaaw caméra yeeg ñoom Abdo. non kenn rek lay mën a doon moom. non. mënut a nekk ñëpp. bu ci kanamee léegi di nga comprendre. man génn ma ci dégg. man tam Padros bu ci kanamee léegi di nga comprendre pourquoi. léegi dafa parce que ndànk. Saint-Valentin. xaaral dafa dàgg. kan la ci ñun ñi nekk ci ginnaaw ak nekk ci fii ci plateau bi kan la ci. Padros wuy ma fi man damay fête Saint-Valentin est-ce que yaa ngi may dégg ak samay Valentin ak samay Valentine. d'accord léegi. te bu ci kanamee bu sama people jàllee di nga comprendre lu tax ma ne samay Valentin ak samay Valentine. d'accord léegi. ñu donc seetaan tey élément sama people dafa indi édition spéciale Valentin. D'accord. ñu def ko édition mbëggeel jagleel leen ko yéen ñii di ñu faral di taamu. ci àdduna bi un peu partout. ci internet bi aussi di ñu seetaan ci canal bi. Très bien. donc ñu leen dégtal suñu rubrique sama people dellusiwaat ci plateau bi léegi. c'est maintenant. bakkan bala xal ñu del yewe musique amul coow ni dong la dal leen nag jàmm ci seen rubrique sama people ñu di leen di dégtal nag tey édition bu spéciale ñu tuddee ko l'édition de l'amour maanaam édition wu mbëggeel mu nekk mention spéciale pour Saint-Valentin bi ñu ngi leen di dégtal nag histoire u Saint-Valentin mu ngi tàmbalee foofee ci Grande-Bretagne au XIVe siècle ñu ko doon féete le 14 février ndax dañu jàppoon ni mooy bis bi nga xamante ni moom la picc yi tàmmu woon ngir fësalante ci seen mbëggeel ni Halloween nekkee fête bu ñëpp di féete ci zone anglo-saxonne bi noonu la feetu Saint-Valentin tombeek le 14 février nekk fête bu ñëpp doon féete mu daal di jóge ci zone anglo-saxonne bi maanaam fa ñuy làkkee français ak anglais wàcc ci France ak ci àdduna wërngal këpp bi ci année 1980 boobu ba léegi nag nit ñi ñu ngi jàpp bésub 14 février ku ci nekk di ci fësal sa mbëggeel ci ka nga nekkal am na sax ñu koy taamu mu nekk bis bi nga xamante ni ci lañ ñuy def seeni offre de mariage maanaam fête boobu nag bëri na nuñ koy feetoo ñii dañuy joxante ay rose rouge mu nekk signe ñu cofeel ñii nag dañuy joxe ay carte daal di ciy def ay nataal yu mel ni xol wala Cupidon mu nekk ange de l'amour bu ñu demee foofee ci Amérique du Nord foofu duñu joxe benn carte nit ki nga bëgg kese waaye mën nañuy joxe li tolloog fukki carte ndax pour ñoom mbëggeel nekkul lu ñu war a yemale ci benn nit waaye képp koo bëgg muy sa mag sa rakk sa xarit wala sa dëkkandoo war nga ko mën a jox carte ci jouru Saint-Valentin boobee dina am sax élèves yi nga xamante ni ci école primaire yi dañuy defar ay carte de vœux jouru Saint-Valentin di ko jox seeni maîtresse bu ñu jógee Amérique du Nord ñu daal di ñëw fii ci Sénégal ndaw yi ñoo gën a ëpp lu ñuy farataal Saint-Valentin waaye dafa mel ni mag ñi ñu ngi ciy intéressé wu fii nag ni ñu koy féetee mooy dañuy joxante carte de vœux wala cadeau wala sax am na ñi nga xamante ni dañuy defar gâteau spécialement préparé pour ki ñu bëgg daal di ciy def turam colin bi nag nekk na lu nit ñi farataal ci jouru Saint-Valentin li ci ñëpp gën a ràññee nag moo nekk rouge noir waaye nag daa mel ni du rouge noir kese la ñu war a mën a sol ci bésub Saint-Valentin mën nga sol vert mbaa nga sol blanc waaye dañuy jàpp ne couleur rouge noir mu nekk rouge couleur de la passion noir couleur de la force ñu boole ñaar yooyee muy cofeel ak doole maanaam di dooleel seeni cofeel ci nit ki ñu bëgg am na ñuy xalaat ne Saint-Valentin waruñu ko fêter benn bés rek ndax mbëggeel du benn bés mën nañ ko fêter 365 jours sur 365 jours waaye ñeneen jàpp nañ ne
di nga bëgg nit ki chaque jour waaye dangay soxla di ko feddali sa mbëggeel bis bu jot ñeneen ñi nag jàpp nañ ni dangay bëgg nit ki waaye di nga jàpp benn bis ngir firndeel ko sa mbëggeel bis bu ci mel ni Saint-Valentin ci sunu aada fii ci Sénégal firndey mbëggeel bëriwu ci moonte warul nekk lu ñu nay ndax mbëggeel dafa nekk lu ñu war a fësal ci ay kàddu ak ci jëfin ndax dafay nayyil xol kon nag defe naa ne bu ñu jógee fii ci tey dinañ xam fu Saint-Valentin jógee ak fu mu sookee ak naka lañ ko wala célébrer ñun nag génn nañu doxantu ci mbedd bi dalal suñu micro yenn ci nit ñi laaj leen seen xalaat ci bisub Saint-Valentin bi ak naka lañ koy feetoo. waaw yoon. 17h52 moom mooy doog a jot rubrique sama people Amina moom moo ñu ko doon présenté loolu mooy Saint-Valentin tey da nga ko def sama people da nga ko def spécial Saint-Valentin. donc voilà Padros ñoo ko gisandoo dañu def tey spéciale édition Saint-Valentin. mu nekk feetu mbëggeel ñu bëri nag dañu comprendre wul woon pourquoi Saint-Valentin. d'accord tey nag defe naa indi nañ ci ay leeral. te maa ngi lay wax sànq tey damay fêter Saint-Valentin ak sama Valentin yeeg sama Valentine yi. kon dañuy da nga xam ne que tu as raison. voilà c'est ça donc parce que Saint-Valentin c'est pas seulement pour les amoureux. D'emblée c'était pour les amoureux mais nekk na fête bu nga xamante ni dañ ko yaatal képp koo xamante ni nit bu nga bëgg la mu nekk un amour fraternel wala un amour maternel wala un amour entre góor ak jigéen. man amour maternel moo ma dal. waaw voilà sama yaay. ci sa yaay voilà donc mën nga fêter Saint-Valentin ak sa yaay. parce que en Europe la jógee comme ni ñu ko waxee sànq Grande-Bretagne daal di dem Amérique du Nord doog a wàccaat France. doogaa ñëwaat fii nii ci Sénégal comme ni mu lawee ci àdduna bi yëpp donc nit ñëpp di ko féete Sénégal nag conception bu ñu am ci mbëggeel mooy dañoo xaw a am kersa donc tout ce qui est di jëm ci diggante góor ak jigéen dañ koy faral di nëbb donc dama bëgg ngeen xam ne Saint-Valentin c'est pas seulement pour góor ñi ak jigéen ñi kese mag ñi ci lañ bokk xale yi ci lañ bokk doom yi ak yaay yeeg papa yi xarit yi tamit ci lañ bokk collègues yi nga xamante ni dañu mel ni Padros neex a partager plateau bi ak Bokar moom il faut mu bàyyi classe pour mën a bokk ci Saint-Valentin bi d'accord donc voilà loolu mooy conceptu Saint-Valentin ñu bëri nag dañuy nekk di polémique sur les couleurs ñu bëri dañuy jàpp ne rouge ak noir kese mooy Saint-Valentin donc boo leen gisee tey fi ma génn ci jaune Padros génn ko ci bleu Bokar génn ko ci blanc. ñun ñi couleurs yi ñu def nii amul dara lu mu représenté. ci si bésu Bokar bi am na lu muy représenté. parce que je l'ai dit tout à l'heure bu blanc bi. blanc bi si. am na lu muy représenté. blanc moom jàmm la moom loo ci wax lu dul jàmm waxoon bàyyi rek ba ma wax ba pare. en fait Saint-Valentin dañu jël couleur rouge ak noir affecté ko couple yi. ñi nga xamante ni dañu nekk en couple rouge ak noir la ñuy sol parce que rouge bi c'est la couleur de la passion le noir c'est la couleur de la force donc nga boole couleuru passion ak force mu ngi mel ni nga daal di firndeel doole bi mbëggeel bi am ci diggante ñaari nit yooyu donc looloo tax couple yi di sol rouge noir ki nga xamante ni nag moom jour Saint-Valentin dafay wër Valentine moomu verte lay sol donc yow mi sol lu verte nag jàkkaarloog man jàppal ne da ngay wut Saint-Valentin donc voilà ñi sol verte ñëpp ci jour Saint-Valentin couleur boobu loolu lay firi donc blanc nag comme Bokar mooy ñi nga xamante ne célibataire yu ñor xom lañ donc Bokar looloo tax tey xam naa mu génn ci blanc bi Marc Padros tey dañuy def hors sujet dañoo ñëw tas yaakaaru rouge noir bi ak blanc bi ak vert bi donc fii ci Sénégal nag comme lu ma la wax sànq dañu xaw a am kersa ci mbëggeel te warul en fait parce que mbëggeel lu ñu war di fësal la lu ñu war di feddali comme ni ñu ko waxee la parce que c'est pas parce que benn bis la ci at bi nit ñi waruñu ko fêter avis yi bëri na ñii dañu ne man je suis pas d'accord parce que Saint-Valentin da nga koy fêter après mu jeex mel comme si nit ki bëgguloo ko benn fan kese nga ko bëgg même doom da nga koy am di ko toppatoo mais bisu anniversaire am par exemple nga defal ko cadeau bu spécial wala mu jàng am moyenne bu baax nga defal ko cadeau bu spécial nga dem jënd ko cadeau bu spécial lépp loo gis ci àdduna mu nekk lu ñaari nit di sekk dafay laaj réciprocité mooy yow ngay def mooy man tamit may def mu ngi mel ni nga wax jonge du jigéen bi kese moo war a jonge góor dafa war a jonge jigéen dafa war a jonge donc c'est réciproque dafa war a am benn réciprocité bi ci biir mbir mi donc mbëggeel aussi noonu la mel sax damay jonge sama diggante ak yow voilà am warul am kersa quoi donc juste nit ñi ngeen bàyyi loolu xel bu baax c'est pas parce que on est une société quand même bi nga xamante ni dañu traditionnaliste mais di feddali nit ki sa mbëggeel
daf koy gën a dafay gën a tax mu gën a naay. jaajëf waay. comprendre nga. léegi sa Valentin jox nga ko cadeau. man sama Valentine dinaa ko jox cadeau tuuti ci léegi nii ci kanam sama Valentine. sama Valentine. mooy sama nene tuuti. d'accord dinaa ko yónnee cadeau am. mais sa Valentine Valentin exactement di nga ko jëndal cadeau wala jox na la cadeau. non man est-ce que am naa sama Valentin. est-ce que am nga. dëgg la parce que moom boo nee balaa ci góor zone kay mooy célibataire ci jigéen la. zone mooy célibataire ci jigéen. d'accord. je rappelle ci kanam incha allah bu 22h30 jotee dina am benn plateau bu spécial bu ñu leen defal ci télé bi day nekk en direct ci rajo bi nekk en direct ci télé bi DJ Bouba moo leen koy présenté donc ak Koumba Seck man aussi dinaa ci def benn partie bu spécial donc di ngeen am Pape Diouf leader bu Génération Consciente en direct waaye aussi di ngeen am Sidi Diop leader bu 5 étoiles en direct ci télé bi ak ci rajo bi ak yeneen invité surprise ci biir plateau spécial Saint-Valentin boobu nga xamee ñu ngi ko war a amal ci kanam bu 22h30 jotee merci beaucoup. merci beaucoup Padros merci beaucoup Bokar. di dem nag ba Mbour. nuyu maire bu nice di ko wax joyeuse fête de Saint-Valentin. très bien di daal di def un petit coucou à ma grande sœur depuis Rennes. en France mu may suivre à chaque fois. nee na ma man ki ngay àndal moo ma neex waaye yow neexoo ma. waaye baax na pen damay naa la boobu. maa neex a bëgg. donc DJ Padros mu ngi lay nuyu ñun ñëpp ñu ngi leen di souhaiter un joyeux Saint-Valentin. une joyeuse fête de Saint-Valentin plutôt. très bien un peu partout à New York ñu ngi dem fépp ci àdduna bi. di wax nit ñëpp. joyeuse fête de Saint-Valentin. gën leen di bëggante. gën leen di jàppante. jërëjëf. waaw baax na merci beaucoup Padros. nuyu ñu maman boo demee. donc maa ngi nuyu aussi de passage grand ami bu fekkee fàtte woo ma. mi ngi jàll sànq ba tey jàll. aji moo jaar fii de. non yére bi dafa rafet dama fan yére bi sax. da nga ko fan waaw voilà d'accord merci beaucoup. donc moom moo jaaraat fii rek. comme moo jaaraat fii d'accord très bien di leen jox dig daje. ay waay baal leen di leen dig daje. mardi prochain incha allah. merci beaucoup Amina ci sama people tey nag daf ko defoon spécial Saint-Valentin donc rendez-vous mardi dina dellu si waat ci plateau sama Sénégal tout de suite suñu invité yegsi na di Papa Gueye Midadi di ndaanaan ci li nga xamante ni moom lay yëngu lépp loo xamante ni rek jëm na ci tagg ya Rasulillah jëm na ci tagg Cheikhul Khadim jëm na ci tagg Serigne Saliou Mbacké moom Papa Gueye Midadi mi ngi ci tey nag yegsi na ci suñu plateau sama Sénégal moom mooy suñu invité donc dañu koy dalal juste après ñu doog a yaatal lu bare Papa Gueye Midadi la lu am. Midadi waaw barki Cheikhul Khadim. ah tigi ndaanaan waaw. kii am na Valentine ba pare. ñu dem régie seetaan benn clip dellu si waat ci plateau bi dalal suñu invité. Serigne Saliou Mbacké Mbacké Serigne Saliou way kamal gi min dootul na jaawale madam ge waral jëfam yi Abdoulaye sët ba séeréer la ci way wee saabu waxee noonu dal morom Serigne Saliou Mbacké kenn la borom xay ka dal am Serigne Saliou Mbacké Mbacké Serigne Saliou way kamal gi min dootul na jaawale madam ge waral jëfam yi Abdoulaye sët ba séeréer la ci way wee saabu waxee noonu dal morom Serigne Saliou Mbacké kenn la borom xay ka dal am saxoon alxuraan la sellal Serigne Saliou way kamal mboolem jëfam yaa wer de lay fanaanoo madam ge waral jëfam daana wër ci biir kër ga tey xol bu nim ya saabu waxee noonu bu dal ci sànguwul moo la daan sàng banu daal borom xay ka daal am mësta dox ba joomi loxom baa di gëstoo Serigne Saliou way kamal amu dox ba muy xibla daawul waxantoo madam ge waral jëfam daawul defantoo mësta muy wax ci jullee saabu waxee noonu bu dal yofoon ci jàmm ñi fa daan dem siyaare borom xay ka daal am masaana ñëw njurul moom Serigne bee Serigne Saliou way kamal ato bay ralantir nga sëñ ko 18h mooy doogee jot ñu ngi jëm 18h30 Ndeye Soxna Seck ñu ngi koy nuyu bu baax mi ngi àndandoo ak ñun ci sama Sénégal waaye tamit Lobe Thiam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nekk sunu ay téléspectateurs fidèles téléspectateurs bu ITV ak sama Sénégal sunu tàggkatu Serigne Saliou bi yegsi na ki nga xamee
baatam yàgg na noo daaneel ci lu bari baatam bu nu koy déglu ci way buy way Serigne Saliou wala muy way Serigne Touba wala muy way ci njabootu yaa Rasulillah sunu xol dafay sedd guy ndax waykat ba waxoon na ko bindkat ba waxoon na ko ma am baat bu neex mën a way loolu te wayuma Serigne Saliou am baat bu neex mën a way loolu te wayuma Serigne Touba du safe donc nag Papa Gueye Midadi yegg si na ci suñu plateau ñu ngi lay nuyu Serigne Papa Gueye. waaw Padros maa ngi lay siyaare Mbaye noo def. ñu ngi sant yàlla bu wér a lay bëgg di nuyu la masaw ci yoon bi. jërëjëf ñoo ko bokk. waaw di la nuyu di nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp. ñëpp ñu ngi lay fay ak caméraman yeeg. ñi ngeen ko seex ñu ne ci régie bi. di nuyu borom télé bi. Boubacar Diallo. DJ Boubs. waaw di sama xarit di sama soppe. moom sama soppe la. waaw moom soppe ñëpp la sax. waaw waaw ndeysaan moom dañoo Pape yow sa fans la. ndeysaan. maa ngi koy siyaare di ko ñaanal jàmm. ginnaaw bu ma nuyoo Serigne Mountakha ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér xalif général des Mourides. di siyaare Serigne Cheikh Mbacké. Mohamed di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér. di nuyu sama Serigne bi Serigne Saliou. ndigal cuun di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér. di ko ñaanal mu sax ci ndam. bisam bii mu jub nga xam ni. bàyyi ma ko daan def ñëpp xam ko muy bis ba mu dajeeg Serigne Saliou. nga xam bisu boppam la. le 17 avril. di ko ci ñaanal yàlla na ci am ndam. amiin te mu jikko ak mbokki taalibe yëpp. waaw jërëjëf. Papa Gueye Midadi bi fu mu jógee. waaw Midadi bi mi ngi jógee ca Daara ja. Daara yi Serigne Saliou ndax. ba ma fay nekk xam nga foofu suñu musique xasida la. waaw dama bokkoon ci ñoo xam ni. waaw dañ ko daan bennal. waaw bokkoon ñi ko ñi ci man. moo taxoon ñu may woowee Pape Gueye Midadi parce que amoon na ñetti Pape Gueye ci Daara ji. kenn ku ne ñu lay dàkkantale. benn xasida. non benn bëy yeneen moom foofu tooña fa am. d'accord ñii Pape Gueye nangam ñii du ma ci jaar dama leen di suturaal. waaye man maa amoon chance. ñu may woowee Pape Gueye Midadi. ñu woowee la Papa Gueye Midadi. waaw mooy sama chance waaw. d'accord da nga bëggoon Midadi. waaw ba tey. bayit bi waaw. da nga ko bëggoon. tey la rawati mooy sama xasida. ba ñu tuddee la ko. voilà d'accord waaye ñu tuuti ñu xool. Midadi wa aqlami liman saasal yama kama saasa seytaan wal jahla wal xama Midadi wa aqlami liman saasal yama كما زازع الشيطان والجهل والخمام ما لا وأن القاعز خلقه هما ما زي بالباقي الذي خدمة الرما من النار والشيطان خدوس مندما بربي إلى خدا ممن عنده الأسماء waaw ndeysaan Midadi tey moom moo ubbi lépp dëgg la tur la boo xamante ni tudde nañ ko di xasida boo xamante ni Serigne Touba moo ko bind Papa Gueye li tax mu dugg ci way wi lan moo ko indi waaw way li tax ma dugg ci bokk lii sabab bi lépp sax xawma ko mais mën naa ci wax tuuti rek li ma gën a jege mooy dama dëkkoon ak ay ndaanaan nag man sunu kër ay ndaanaan rek a fa ne yaa ngi dégg ku naan Jaaji Jeng sama cousin yaay mag sama yaay bokk ndey ak baay waaye dañ ko doon def sama kanam nag ma leen di xool li ñuy def mel ni lu yomb ci man di bind di way léeg-léeg ma leen di déglu ku way ma ne ko boo ci dolli woon lii day gën a neex ma def ko ci mu baax waaw ci noonu rek ma xam ni ci deret ji la ne dëgg la waaw ma xëy rek waaw bind waaw d'accord waaw ci laa xëy rek bind waaw ñun fi ñu la gën a découvrir ci cant yi la cant Serigne Saliou yi cant Serigne Béthio yi waaw dëgg la waaw parce que xam nga man Serigne Béthio ma yóbboon daara ma dem daara ba jóge fa Serigne Saliou boolewaat noog moom ñu ñëwaat nekkaat ci keppaaram Serigne Béthio moo la yóbbu daara waaw moom ma yóbbu daara yi Serigne Saliou d'accord waaw jël si Serigne bi boolewaat noog moom ñu nekkaat ak moom ànd ak moom ñu gis ni moom léppam li ko gën a neex bi nga demee ba jeexal daara ji waaw après da laa woo nga ñëw ma ñëwaat waaw delloo waaw ñu wàccee lan dellu ci moom ndax Serigne benn joxoon digal ñu ànd ak moom bi ñu ñëwee nag léppam nag di Serigne Saliou woy Serigne Saliou ko daxal ci lu mu mën a am da koy woyal Serigne Saliou waaw waaw xam nga ñu koy xool mu mel ni lu yomb ci ñun ñu essayé mu neex ko bi mu ko njëkkee dégg ma koy def dañu ma yow de bettu ma waaw ci laa jógee bu cant amee rek day jékki-jékki def surprise daal ni tey balaa maa ñaan booba sax waaw man jàpp moon ni sax daf ma koy defloo waaw dama jàppoon ni lu may def nii rek la mu jàll waaye damay jékki-jékki mu bett ma door a xam ne am naa sas nag waaw nit bu lay woo ngay def benn way bi ngay way nga koy wayaat waykat war na ko rus daa commencé di bind nag waaw ci ban way nga dooree bi nga jàkkaarloog Serigne Béthio waaw
way bi ma ko njëkk a way bu ngeen xamoon sëriñ bi may way ci jamono Saliou di tur wi mooy li féete kaw bu ngeen xamoon sëriñ bi may way ci jamono Saliou di tur wi mooy li féete kaw ni yaa rasulillahi ba muy dem ca kaw yaa rasulillahi ba muy dem ca kaw ba féete lépp kaw lan na ko Saliou Saliou allazi yukammilul amal Saliou allazi yukammilul amal ayene yàlla jeedi sëriñ lin xaadatil ujoor wal masaanihu lin xaadatil ujoor wal masaanihu bi tay wal jazbi wa inni Saliou bi tay wal jazbi wa inni Saliou amoytu leen di ree Sëriñ Saliou réere ko di réere yàlla sant leen abul ko jàppe doomi soxna Fatimi abul ko jàppe doomi soxna Fatimi ndax mooy ki yónni woon Seex Anta ndeysaan mooy ki yónni woon Seex Anta Njaxate mi ñoo gañee ñun ñi nga àndal sëriñ asal bi ñoo gañee ñun ñi nga àndal yaa gën gënal nu yow la nu àndal sëriñ yaa gën gënal nu yow la nu àndal sëriñ ki la gën sëriñ mooy ki la gën yow ki la gën sëriñ mooy ki la gën yow du nu jokki naan ñooy ñi fi gën ndax sëriñ du nu jokki naan ñooy ñi fi gën ndax cun ñi la rombee xamuñu leen yaay mucc kay bee xamuñu leen Cheikh bee su ñi la rombee xamuñu leen yaay mucc kay bee xamuñu leen waaw Padros loolu laa njëkk a way ci kanamam. loolu c'était en quelle année. waaw mi ngi nekk ay 2007 ans. 2007 2006 2007. 2006 waaw 2006 2007. d'accord lan moo la inspiré ba nga dikkee foofu ak moom. waaw booba xam nga man dama doon waykat boo xam ni. boo ma daan wayloo damay bañ man jaaji sama rakk dama daan naa ma jox ma sa way parce que doo ko way. ndeysaan. waaw parce que waaw xam nga rek man damaa xaw a yéeme. waaye benn jour. dama teew benn daara. daara ju nekk Badar. wayal leen seen daara avant ñuy dem parce que ñoom dañ daan def bu ñuy dem dañuy yóbbaale ay njébbal. man leen wayalee seen daara ba mu neex. jëwriñ ji ni ma. tey bu ñu demee ci sëñ bi di ko siyaare yaay way boobu bëggumaa feeñ. boobu yaa ngi ci ginnaaw rek waaw maa ngi ci ginnaaw rek ma ne ko waa baax na ma nangu. d'accord. léegi bi ñu demee. moom moo yóbbaale ci otom. bi ñu yeggee. xam nga foofu day bari nit. c'est vrai. ñu yeggee rek ma réer ko nag. dem ci sama gars yi donc tarbiya yi toog di waxtaan ak. parce que bëggoo woon way. waaw boobu dama rus naa way ci mbooloo mi. ndeysaan. voilà léegi. moom nag bi ziar bi bëgg a jeex mu leer ko ni léegi mu ngi dem muy wër ci mbooloo mi. dem ba xam fi ma toog mu dellu fa mu newoon. ndeysaan. waaw affaire bi kii rek mu war a dem rek fëgg ma ni ma jógal te booba sama parole laay bañ a wàcc. d'accord waaw ma daal di jóg nag boole lu ma mitti parce que am naa kersa bi te nit ñi xamewuñ ma ko. waaw ma ànd ak moom rek commencé ko ni naan bu ngeen xamoon sëriñ bi may way nit ñi naan Seex Saaliw fu ma romb ñëpp di ko waxandoo ba yegg ci sëñ bi. ndeysaan. waaw mujj gi sëñ bi bàyyi ma. boobu booy door a ñëw kenn du la bu tëggal parce que sëñ bi dana wax naan. nit mën na réer ci tëgg. ngeen koy bàyyi muy way ñu dégg li muy wax lan la. waaw bu ma leen nee tëggal leen ko na ngeen tëggal ko. c'est vrai. waaw booba way naa fa daanaka waaw. loolu moo ibbi carrière bi moo waaw. indi tey anandoo beeg Serigne Saliou ak Cheikh Béthio ba tey jii. tey ci côté mbind dañu gis sa ay bind dafay spécial. fan ngay inspiré woo ak lan moo lay inspiré bay say yenn textes yi bu ñu koy dégg dañuy xam ni dafa am gëstu bu sori boo xamante def nga ko ci. waaw pourtant man jàpp naa ni sax man li may bind du sori man lu jege laay bind man damay wax chaque jour naan Sénégal ñi fi dégg olof bariwul. sooy bind da ngay bind 1 + 1 = 2. pour ñu xam ko fi ne mën nga wax benn baat boo xam ni day xóot. yaa ngi may dégg nit di ko déglu doo xam li ngay wax lan la. waaw léegi kon da ngay xool fi nopp yu bari di déggee. nga bindee fa rek. moo tax man sama bind soriwul waaye nag du ma bind lu ma dundul. waaw man lu ma yëgul du ma ko bind. waaw mënumaa bind sax wax fi ne nit ku bindoon wayam sax ba ma ko joxee du ma ko mën a way. man li may yëg laay bind. parce que damay concentré wu des fois wala ma gis dara. basé wu ci loolu bind ci way. waaw bind ci way loolu moom mooy dal lu ëpp quoi. damay gis dara waaw. gis dara basé wu ci rek inspiré la. waaw nga bind ci way waaw. d'accord sa àndandoog Serigne Béthio ba tey bi mu génnee àddina lan la def ci yow.
waaw sëñ Béthio ko xam ak ni mu mel ak ñun yar nu yàgg ak ñun xamuñu ko dul moom waaw gëmuñu ko woon sax nag dégg nañ ko te gëmuñu ko ñun biñ koy door a dégg tiit nañ lu yàgg te gëmuñu ko nag di laaj ndax danoo bett mën na nëbbul rek Padros sëriñ bi bett nañ waaw waaye ñun ay cantaakoon lañu moo nu ci yar nag yàgg na noo waajal ci loolu xam nañ ni kulli nafsin saa'ixatul mawti bakkan bu mos dund dina mos dee waaw waaye bett nañu ndax sëñ Béthio daa amul fenn yéen Padros yéen a ma ko gën a xam amul fu mu tolloon ci yéen sëñ Béthio amul waaw waaye sant nañu ndax wax dëgg yàlla suñu xel dal na ndax biñ gëstoo gis taawam bu baax bii wallaahi Serigne Saliou Thioune Serigne Saliou Thioune di ko ñaanal mu yàgg fii muy nit ku yaru nit ku bari yërmande et Padros nit ku weex tal nitu kese ku digg waaw xam nga loolu dafa nit ku mën àdduna sëñ Béthio da ko daan wax danaan wax naan wàllu tasfiye féetale naa ko sëñ Saal sama taaw bi ndax léppam moo koy lijjanti ci wàllu tasfiye waaw loolu da cee yàgg ñuy sant bu baax nag loolu moo dalal suñu xel ñun buñ geesoo gis ko rek fi ne suñu xel dal na waaw ndax li desoon lépp mi ngi koy lijjanti waaw yàlla na fi yàgg tëwee ci loolu bëggoon naa ci tamit laaj benn question parce que ñu gis ñuy fàq dem ànd ak sëñ Saliou Thioune lan nga ñu mën a wax ci loolu ak yow kan nga àndaloon ci waaw mooy fii ma nekk rek laa la mën a wax man daal maa ngi ci Serigne Saliou ndigal Thioune fi ma nekkoon fi laa ne fi nga ne waaw nekkoon amatul moom la mu sa àndal moom la mu sa àndal déedéet moom nekk fi woon sëñ Béthio fi nekkoon xam nga sëñ Sall day koo xam ni doomu kilifa la gu mës a xëccu ay doomi sëriñ bi laa wala di wuti taalibeeg di korkoral loolu mës ko cee fekk gaa ñi xam nañ ko moom daa mës a bëgg baayam kenn mës koo dégg ak moom toog fi mu war a toog xëccul sëriñ liggéey wàcc toog ci njabootam ak nekk ci li neex sëriñ Béthio ci la newoon xëccul woon dara fii nag ay jëwriñ la fi newoon amul ku mës a nekk fenn fii sëñ Béthio ay jëwriñ la fi sampoon kenn ku ne mu booy la ak sa jëwriñ voilà kon kenn nekk fi woon ku dul sëñ Béthio sa diggante Omaro aussi tamit lan la yéen ñaar jubóowu leen de yaa Omaro non loolu mosul am yaa Omaro jubóowu leen de déedéet loolu amul kilifa gi sa diggante yéen ñaar lan billahi maa ngi war ci Serigne Saliou Omaro mos na am xarma yàlla ñu mën nañ ma seere sama rakk la kooku man rek la bëgg kooku man lay wër parce que ñoo dégg ay yéen ñaar ay jamono yéen ñaar rek seen concurrence yi non mosul parce que yow da nga ñëkk ci daara ji mais Omaro ba mu ñëwee maanaam dafa ñëw rek maanaam ñi xam Omaro waaw maanaam yow daanaka dala xaw a suul non da ngaa jaawale du man kii boo ko dalal mën na la dalal nga kii ko da ngaa jaawale oui ma da ngaa jaawale jaawale ma de da ngaa jaawale seen diggante ñaar la déglu ma rek ma leeral la da ngay laaj bismillah waaw Omaro maa ngi koy siyaare waale de passage xale bu baax moo xol bu rafet dëgg yàlla sama diggante ak moom daa mës a rafet ndax ànd nañ fi def grand théâtre ma ak moom waaw kon loolu bu rafetul loolu du mën a am c'est vrai te nag du def dara te waxuma ko c'est vrai way sax bu koy bind day ñëw ba sama kër barke Serigne Saliou taxaw ma ci télé bi ñu di ma seetaan de sama kër laajal sama soxna solo na fi cub benn cub boo xam ne fa mu wéeroon ba léegi ma nga fa ndeysaan moom laa koy tooñee naan ko ñëwal fomp ko chaque jour loolu laa koy tooñee parce que du jóg suñu kër loolu moom bu ko wax sax ñi di ko dégg jànkat yi nag ñoom lañu na fii di kii mais ñoom joowuñ seen mbir loolu dëgg la loolu mënut a ñàkk sax loolu mënut a ñàkk te sax moom yëfi nit rek la may wax te loolu foo dem am na fa waaye fii moom amu fi fii nga wax moom billaahi maa ngi jël seere ñi ñu may seetaan loolu amu fa parce que ñun loolu ngay wax sax dafa ko matul ndax ñun Serigne Touba la ñuy liggéeyal dëgg la kuy liggéeyal Serigne Touba bu dee dëgg ci yow c'est vrai sa morom koo ko bokkal waaw doo ko jàppal dara voilà bu amee ndam day mel ni yaa am ndam man loolu ma dal sama diggante ak moom c'est vrai waaw moom damaa bëgg yaa ngi wax c'est vrai taw bi mi ngi dem mais bon ñu ngi jot ay messages yu bari ci mën gi nga mën li ngay def Papa Gueye exactement talent bi mu am naka la koy dundee waaw man li may wax chaque jour rek man li ngeen di wax nii sax yëguma ko man yëguma talent yàlla xam na ko mais talent mi ngi ci yow non li ngay wax nii man chaque jour damay jàpp ni man bokkuma ci ñi mën a way man dama jàpp ni Serigne Touba ma ko teg moo la ko sol ma koy def te war koo def ngir moom te ci sàkk mbégam mais ñemewu maa taxaw ni damaa mën a way ñemewu ma ko billaahi ndax fii lu fi waaye mën am na ko ko dax te yàlla mooy maye ki la may nag boo koy sóor di ko xalaat doo yëg ni mën nga d'accord pourquoi du ñuy gis ay produits yu bari yoo xam ne da nga koy génne waaw dëgg la amoon na benn jamono nag waaw ma toogoon quelque temps yoo xam ne génnewu ma li ko waral nag mooy tënk woon ci taalibe ndax suñu kër gi
ni muy demee des fois day jékki-jékki ñu arrêté yëf yi ay mbir ay xew ñu arrêté yëf yi dañuy toog bu yàgg kenn du way ñii xam na li may wax. d'accord d'accord. man nag loolu boo amee du ma dem fenn damay toog rek ndax murit ndigal ci loolu laay dox ñi may seetaan ñu bari te nekk ci kër gi xam na li may wax des fois day dem ay jamono yoo xam ne yooyu day am waaye loolu mooy tax nga ñuy gëj a dégg waaye fi may wax ak yow moom maa ngi ci de daa mel ni sampaan nga dund waaw maa ngi liggéey waaw yaa ngi liggéey d'accord wayal ñu tudd Serigne Béthio Serigne Saliou way ma wayal la ci wayal ñu ko waaw wayal ñu ko kan Serigne Béthio Serigne Béthio ci boobu jaamu Serigne Saliou Mbacké be saf sangay sangu mi gën ci réew mi Serigne Béthio yaay jaamu Serigne Saliou Mbacké be saf sangay sangu mi gën ci réew mi wax leen ko yaay jaamu Serigne Saliou Mbacké be saf sangay sangu mi gën ci réew mi Sénégal ni ki jàmm ñi wax xam mooy waaji waajaloon yonent yaa xutbu sama yowoon jaamu Serigne Mbacké Cheikh Béthio Sénégal ni ki jàmm ñi wax xam mooy waaji waajaloon yonent yaa sama Cheikh billaay ni ko weddi li may wax laajal wax ñoom ñi dëkkoon ak leer ga rek mu gàddaay dem jaamu Serigne Mbacké Cheikh Béthio yónneen ni mu dem ba Madina a fekk fa waa Ansaar ñu teral ko mosoo di leen yërmande yàlla jaamu Serigne Cheikh Béthio billaay loolu xew na Sénégal laajal mag ñaag ñoom ñi dëkkoon ak leer ga rek mu gàddaay dem jaamu Serigne Cheikh Béthio billaay ni mu dem ba Daaru Salaam a sanc ko maam Cheikh Ibra maam Cheikh Anta Kañan ngoone jaamu Cheikh Béthio billaay ni def na fa yërmandeem ku génn àdduna bu nu amul yaakaar ci yow xel yëpp dem fa jërëjëf Cheikh Béthio waa Sénégal ana ki nu Serigne Saliou boole leen jox na ko kun lu way aajo do sin Mbacké mani jox na ko kun lu way aajo do sin Mbacké waaw waaw def na ci ñun bëgg yàlla ñun ci ñun mooy yàlla waaw waaw kii may si ñaagi ba tax seytaane xultu jërëjëf Mbaye waa bii jërëjëf waaw sëñ bi da ko bëggoon bokkoon na ci way yi ko gën neex say way moo tax boo demee wayal ma sëñ Béthio rek moom laay way d'accord jërëjëf Mbaye tey projet yi fan la toll ak Papa Gueye Midadi lan la war a def ci li nga xam ne mi ngi ciy yëngu tey waaw maa ngi waaj benn single bu may génnee incha allah war naa dem studio am naa rendez-vous ak Papis Ndiaye d'accord sama xarit bu baax boobu maa ngi koy nuyuwaale de passage Papis Ndiaye bu waali waaw ndax damay waajal bis boo xam ni 17 avril bee tax ñemee ma koo ŋaang lu tax ndax danoo jub bis boo xam ne mais waxal rek parce que danoo ñor damaa bëggoon a bàyyi waaw ba 17 avril bi jàll ni yollu rek mais ñu ko tey ñu am ko en exclusivité waaw kon woote naa la 5 juin le 5 juin maa ngi ko wootee Liberté 6 ci terrain basket ba bu Liberté 6 waaw waxtaan naa ak waa Sénégal bâche defal nañ ma benn décoration bu amul fenn ndax man ak cant laa laay wootee man taalibe laa boo xam ne ak cant laa xam moom laay wootee mënumaa woote foo xam ni damay woote ngir ñu déglu ma ba pare ma leen di laaj dégg nga ma dara néew ci kenn ku ne ak li ngay wut am na ñoo xam ni li ñuy def xëy na am na lu tax ñu def ko waaye man ak cant laa woote damay bernde
xam nga bu ma ko defoon ci saal mënumaa jox ñi ñu lekk yéen xam ngeen ni mu demee tigi da nga woote ngir damay bernde sant mais dinaa ko def noo xam ni ku fa ñëw waaw sa xel dootul dem ci saal yi incha allah waaw loolu daal Padros incha allah le 15 juin buñ ci le 5 juin le 5 juin waaw d'accord waaw. alors tey projet album bi ak projet yi nga xamante ne yaa ngi ci waaw d'accord waaw dama benn single laay génne su ma ko génnee ba mu jàll moom laay Pourquoi ñemewoo accompagner non album bi màggal la màggal laa bëgg a génne album Magal Touba waaw comme léegi dama bëgg lu accompagner sama kii bi waaw événement bi D'accord. fii ak juin ci biir koor gi D'accord. incha allah naka nga nar a àndandoo ak Serigne Saliou Thioune waaw mooy li ma wax rek di soññ sama mbokki taalibe yi ndax amuñu lu dul 17 avril te Sénégal gépp ak nuy xaar te xam ngeen 17 avril ni ko sëñ Béthio daan def te sëñ Béthio daraam yombul ndax mbiram ak cant la te ak cant daa bokk ci jaamu yàlla yi gën a kawe te gën a jafe ndax ak cant rendi la bernde togg say ñam yu neex di ko séddale te doo ci am xàjj ak seen jublu ci bég tey bégle la léegi gis ngeen ni ko sëñ Béthio daan defee te moom nee na moom xalaatam moom sëñ Saal li mu bëgg mooy tas ko ci Sénégal kan mooy cantakun kan waaw cantaakoon mën naa ni wax nga lu naqaree tasaaroo lu naqaree dajale ci benn nit waaw wax nga lu naqaree dajale ci nit waaye xam naa ni daal kuy sant ku nay du sant ku gorewul du sant ab saay-saay du sant ak lan luñ ci tegati ku iñaan du sant ab yambar du sant ku ragal du sant xam nga yooyu boo ko boolee xam nga ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla boole ci ñun yàlla na ko yàlla boole ci ñun ñëpp waaye ab cantaakoon daal mooy kiy sant yàlla saxoo ak cant kuy cant nag doo ñaxtu dara du la déranger yàlla bu la parce que boo ne bu ne kuy cant du ñaxtu ak ni bëgg-bëgg yi bare nga romb ci biti gis dara ni lii de bëgg naa ko waaye yàlla mooy def ci yow xol boo xam ni loo am baax na loo am mu doy la loo amul baax na est-ce que dégg nga ma maanaam dara du fees ci yow sa bët yàlla dina la dimbali ba doo gis dara ba bëgg ko ba mu tax laa ñaxtu waaye nag lu la yàlla jox nga jël yaa ngi may dégg te lu nit am na nga yéene ko ndax loolu day tax waaw da ngay mën a sant sa ñaar dërëm da lay doy Padros dëgg la tigi waaw man de maa ngi sant bu baax waaw man de loolu doy na ma alhamdulilah waaw yàlla na doon yi cantaakoon amin amin sa diggante ak waykat yi nekk ci biir cantakun yi parce que bari nañu waaw man yàlla dana dogal nag gis nga ñi ngi gis nii ñu taxaw kii sama rakk la Abdou Mbaye ñu ngi koy gis nii rakk sëñ Sall Thiam ak Mor Thiam la ay magam yëpp dañuy way ñoom ñëpp ay ndaanaan lañu seen waa kër d'accord sama rakk la ñoom ñëpp ñi leen mel ci man moom mi ci moom sama lépp la man Sidi Bara xam nga ko waa déet Matar maa ngi ñëw kooku sama rakk la moom man déedéet du sa rakk sama yëpp man waaye kon baax na maa ngi ñëw ñu séddoo ko Sidi Bara mi ngi gis kii waykat la musicien la waaye taalib bi la moo tax fu nu ne mu fekk nu fa mooy Sidi Bara ñoom ñëpp sama nii gis nga ki ñaar ñi ni mel billahi ñeneen ñi ku ma ci woon nii ngay def ànd ak man loolu nag yàlla moo ko def gis nañu parce que ay dégg daaj ñoom ñëpp ñu ngi ñuy sama yónnee message non sama rakk la ñoom ñëpp ñu ngi seetaan ñoom ñëpp samay rakk lañu yàllaa def ñoom ñu bëgg ma ku ma ci woo da ngay ñëw ku ma ci woon bu doon dégg daaj sax fii lay taxaw barke Serigne Saliou waaw kon loolu sant nañ ci yàlla yàlla na ko yàlla saxal maa ngi waajal benn morceau boo xam ne sax incha allah surprise lay doon sama bis bi ñoom ñoo koy wayandoo way boobu nag day génnee ay message ci loolu ànd bi bokk ndey ak baay xam ne ñoo bokk Serigne Touba te mënuñu ko séddoo lu waaye am mel leen sa moroom a ko am waaw dana tax waaw kii bi gën a baax waaw courant bi parce que nit boo ko defalee teraanga da lay bëgg nit boo ko yéene boo xamee ni yéene nga ko rek bëgg na la waaw loolu daal danaa ci dox d'accord waaw bëgg naa loolu tey li ñu dese ci waxtu bareetul lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax waa Sénégal waaw maa ngi nuyu sama mbokki taalibe yëpp cantaako nii maa ngi nuyu ñëpp di leen bëggee di ñaanal ñëpp jàmm di leen ñaanee xéewal ci 17 avril bii ba kenn ku ne sa yéene xam nañ seen yéene nag seen xol yaa ngi nux yi li nga yéene liggéeyal Serigne Touba ci 17 avril bi nga yeggale ko maa ngi siyaare it ci biir mbokk taalibe yi da ci am ñoo xam ni sama ay soppe Serigne Saliou lañ yoo xam samay soppe lan man damay wax naan aw ma soppe ndax ñun ku lu bëgg Serigne Saliou lañu bëgg waaw moo tax dama naan soppe Serigne moom laay nooyee waaye mooy ñi nga xam ni ñooy waa ànd jàppale Pape Gueye benn groupe la boo xam ni maa ngi ciy siyaare mënumaa lim ñëpp nag su ma limee jum maa ngi leen di nuyu di ci nuyu seen jëwriñ Serigne Khadim ñi ngi di sama xarit di sama doomu ndey di taalibe Serigne Touba bi ñu yàgg lool waaw bu ma fa jógee maa ngi nuyu am na beneen boo xam ne ñu ngi ko tuddee fans ñu ngi ko tuddee Midadi famille Midadi famille waaw sama benn doom joo xam ne ñu ngi tudd Cheikh Kane ma nga depuis Touba moom daf maa bëgg mu yàgg lool yàgg ko bi ma waxee ne ma fans club Pape Gueye Midadi ma ne ko changé ko defal Midadi famille ndeysaan
waaw mu def ko ñoo ànde ko loolu nag ay groupe la maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp sama soppe yooyu di soppe Serigne Saliou yi pour jokkoo ak yow naka la ñuy def waaw man parce que yaa ngi ci cant gi yaa ngi ci xew-xew yu bare bari waaw man 77 ngay def rek 712 21 34 77 712 21 34 mooy sama numéro 77 ñun nag ay taalibe lañu li ñuy def jaayuñu ko mënuñu koo jaay kenn amul njëgam waaw waaye danañ fexe ba waaw mu yomb ñu mën koo bokk ci Serigne Touba xam nga waaw noonu la demee 77 712 21 34 moom nga ko mën a jotee tey lan nga ñuy wayal ñu tàggatoo ko waaw xanaa ma wayal la rek way wi nga xam ni xanaa ñu tàggatoo ba pare ñu tàggatoo ak téléspectateurs yi merci beaucoup à demain inchallah à demain kontaan nañ si suñu gan gi macha allah kontaan nañ ci yow jërëjëf yow à lundi inchallah man ci kanam en direct maa ngi ñëwaat waaw je rappelle ci kanam tuuti incha allah yéen téléspectateurs yi mën ngeen àndandoo ak ñun ci plateau spécial Saint-Valentin bi nga xamee dañu koy amal ci télé bi bu 22h30 jotee DJ Boba dina ñëw ak Koumba Seck ak sunu yeneen invité yoo xamee ñi ngi ñëw ci plateau boobu nga xamee moom moo di plateau spécial Saint-Valentin Padros am na ci benn partie bu spécial boo xamee nar na leen ko présenté donc ce sera tout pour tout à l'heure ci ITV donc ci plateau Sama Sénégal lundi incha allah lundi la ñuy dellu si waat ci plateau bi merci beaucoup Bamba Thioune sunu xarit bi ñu ngi koy béggee bu baax waaye Mami Baldé merci bien ci àndandoo beeg ñun Bia Sarr la diva ñu ngi koy gërëm c'est vrai que jot nañu message yu bari mais dañoo jeexal plateau bi moo tax ñuy tàggatoo ba lundi incha allah merci Assane ci côté coordination depuis lundi ba léegi yaa ngi àndandoo ak téléspectateurs yi Souleymane ci côté caméra merci bien Petit Sélé Diallo mi doon maamam ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci côté caméra tey moom démb ak tey moo nekkoon benn jëm téeméeri caméra ok merci bien Petit Sélé Diallo merci beaucoup Papi benn jëmu téeméeri caméra petit aussi tamit di jëmoo dañu koy gërëm moom tey waroon na dugg ci plateau bi mais dafa am retard moo tax jotuñu ko jël ci plateau Sama Sénégal merci bien Ramatoulaye suñu réalisatrice bi nga xam ne mi ngi àndandoo ak ñun bés bu jot ci côté régie grand ami chef technique bu Sama Sénégal di gërëm téléspectateurs yi di leen gërëm bu baax a baax Papa Gueye mi daal di waaw di nuyu rek Mass sama mbokkum taalibe moom ñu koy wax Massaw dëkk ba HLM Paris di waajal cant gu mag di sama xarit waaw di ko ñaanal di ko bëgg Serigne Saliou mi ngi nuy seetaan d'accord fi ne en direct grand-père lay charré Pierre Son merci beaucoup waaw di nuyu Matar sama rakk Matar maa koy nuyu kii sama lépp la Kéba sama doomu ndey nga xam ne moom yàllaa nu boole borom xolu jamaa bee toog waaw nga xam fu ma dem mu fekk kii ci émission bi lay liggéey waaw ci émission bi lay liggéey Matar waaw kon damay barkeelu ci Serigne Saliou Thioune bi ayca jërëjëf jërëjëf Serigne Saliou Seex Sall sant la war naa ko di cantaakoon jërëjëf Serigne Saliou sant la war naa ko di cantaakoon yaa nu gindi bis ba xel yi la mbaaje bisu dem ba dis na ci cantaakoon boo jëfewul woon ndigal li tey ji moo foo jëm ak kuréel bi tey ji boo jëfewul woon ndigal li tey ji moo foo jëm ak kuréel bi tey ji kon ña ca daa bañ ni part tey ji dootunu nangooti feeñ ci jëf ji ña ca daa bañ ni part tey ji dootunu nangooti feeñ ci jëf ji lu la waay ëppalee lu dul taalibe jar ko ñee wax Serigne Saliou ndigal ci la nii na teb taalibe bi nga ko jëfee ci ngaraw ci say maas yaa gën a réer yow mi xàjjale ndigalu sëñ bee toog Serigne Mountakha ndigal bi ci yeesay bi gën yees di neen yow la nu booleel Serigne Mountakha bu ko waxutoon sax ñoo ngi ci yow mi wallahi bu ko waxutoon sax ñoo ngi ci yow mi wallahi ndokkee ñun bonis day digal ni gaynde du jur muus doomi guy buy lay meññe yaa gën a wóor yaay doomi Serigne bi ku la rombi dem romb Serigne bi yaa gën a wóor yaay doomi Serigne bi ku la rombi dem romb Serigne bi jërëjëf waaw maa ngi nuyu sama soxna nag merci beaucoup waaw di wax ni maa ngi koy nuyu Abi Diop d'accord waaw man nit ñi par an la ñuy fête mais man chaque jour man maa ngi ci fête bi du ma tudd tur bi waaye man maa ngi ci rek yaa nga ca waaw jërëjëf rendez-vous tout à l'heure 90.3 19h ba 20h45 ci Kër Padros Show jërëjëf Serigne Papa Gueye mi daal